kon te jàppoo ni actuellement ni Bougane Gueye Dany nga xam ne moom moo géré gëm sa bopp nga xam ne ñu bari comme ñan fu ne comme ñan mais bu yàggul rek comme ñu dem rek ay partisans wu Macky Sall génn nañ dem rejoindre ko comme ñan parce que dafa mel ni kon yow bu ñu la déggee rek yow dafa mel ni da ngay campagnal lu ma ko de damay wax li nga xam ne moo am Bougane Gueye aussi bu jàpp non damay laaj man néew ma la kii de dañ ne ma daa am doole parce que nee nañ ma méga coalition dégg naa lañ ko tudde effectivement waa léegi ñan ñoo fa nekk pour mu nekk méga coalition comme ñan bu yàggul rek comme ñan waaw comme ñan xam nga man buñ ma limaloon rek ni ñu leen ko dige woon institut Al Houda en ligne tàmbali na muy daara joo xam ne day jàngale alquranul karim ak lu ci aju ci internet bi en direct. xanaa di rafetlu taxawaay yi Cheikh Mouhamed di taxaw ci wàllu jàngale. ci ay anam yu wuute ba nga xam ne ñu bari tolluwaay ya ñu toll du tee ñu mën caa bokk. ubbil ko itam mag ñi nga xam ne itam dem nañ ba seeni liggéey ak seeni at moom itam am lu mu dox seen digganteeg yenn façon jàngin yi loolu lu am solo lu jar a roy la fexe daal ba njàng moom fu waay mën a toll rek ak nu situation mën a demee rek ñu jàpp ndalal ko façon jàngin boo xam ne dana ko mën a jàngee. njàng mi ñépp ñoo ci mën a bokk moo xam góor wala jigéen moo xam mag wala ndaw ak foo mën a nekk ci réewi àdduna bi mën nga ci bokk di jàng en direct nga xam ne individuel la yow rek yaay jàng doo ko bokk ak kenn heure bi nga tànn sa heure bi ngay tànn tamit yaa koy tànnal sa bopp ñu dëppale kook emploi du temps bi njàng mi dafay diire 24 heures sur 24 jours yépp am na cours ba mu des jouru lundi. ay barab bi jàngukaay la ay nit a nga cay joxe ay dars yoo xam ne nit ñaa ngi koy topp di ca jàng yooyu yëpp lu jara yittewoo la. buntub inscription bi ba léegi ñu ngi ko bàyyi mu tijjeeku ngeen mën a bokk si ci daara ji comme ni ngeen ko gisee mën ngeen dugg ci suñu site web alhudanet.com ngir am ci ay yaatal ci ay information ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala defal ñu ci tawfiq képp ku bëgg a jàng alquran wala nga bëgg a mën a liir alquran wala nga bëgg a mokkal alquranul karim daara ji yow la ñeel ak foo mën a nekk yàlla nañ ci borom bi subhanahu wa taala defal tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. la fa nekkoon ci assistance kenn ñëmu ko fa Macky Sall bés bu voté bés bu ko mouvement féministe yi poussé ci mu dem yóbbu assemblée nationale ab loi buy daganal ngóor jigéen wala loi buy daganal yàq biir pour lawal ko ci li ñuy tudde ñoom inceste ak viol bés bu ko Macky Sall defee ci palais bi la koy fekk. xëy na loolu dinañ si ñëw sax si suñu yeneen jotaay mu mel ni yaa ngi koy junj léegi donc daf ñuy permettre ñu def transition xëy na génn ci éducation ñëw si actualité. muy tout à l'heure yaa ngi junj prochaine élection yi li bokk si. léegi effectivement professeur ñu ngi jëm ci élection législative et municipale yi nga xam ne mu ngi war a am d'ici janvier 2022 ñu gis ni kat coalition yu bari judd na ba coow jot na si am léegi yow ñu bëggoon am sa jàngat ci coalition yi naka nga ko gisee ak tamit yow ban coalition nga jàpp ni daal actuellement ni daal am nañ yaakaar ci moom ci Sénégal. waaw coalition yi moom c'est normal mu bëri parce que élection moom xëccoo la te nag ñëpp bokk benn boor yombul ci politique man d'accord naa loolu wax dëgg yàlla réew moo mën a dem day bëri ay xëccoo mais man su ma jàngatee coalition yi daal man dama jàpp ni ñaari coalition daal ñoo fi nekk coalition yoo xam ne ñoom ñooy mbëkkante mooy coalition bi am ñoo yore nguur gi nga xam ne ñoom avantage bi am mooy comme sénégalais yu bëri seen intérêt rek la ñuy defee politique te moom moo yore ay décret ku ko neex nommé moom moo yore armée yore police yore gendarmerie yore assemblée nationale yore justice beeg lépp contrôler lépp moom Macky Sall alliés yi itam li tax tasuñu parce que ñu ngi kañ seen bopp naan ñun ñëpp ñu ngi ñuy tàggee at élection bu ñëw ñu tàggee ñu waaye du tee ñu ngi ànd mais li ñuy ànd yëpp ci intérêt rek nag ci pàccoo réew mi rek la ñu ànd bés bu yoratul décret ñëpp ba PDS bi mu ñàkkee nguur gi du coalition ba daa nu mu mujj tas PS bi mu ñàkkee nguur gi coalition bi nu mu mujj tas moom mii Macky Sall bu ñàkkee nguur gi tas li tax mu téye nguur gi du leen dul doole alalu askan bi mu yor de ko gere ñi mu àndal amul leneen
ak ay décret yëm yor mooy toujours doole jëm yor loolu donc ko may doole moom boobu coalition moom am na doole mais doole yoo xam ne amu ko ci lu jaar yoon maanaam ni mu ko amee du daa am gis-gis buñ ko toppee pour defar réew mi wala leneen du loolu li ko nit ñi toppee mooy li mu yore doole ci seen intérêt ñuy paccoo réew mi mooy camp boobu kon camp boobu am nañ doole beneen camp bi ma fi gis bu am doole mooy Yewwi Askan parce que damay déglu sénégalais defuma benn étude scientifique bu may won ni ñoom ñoo ëpp doole mais won na ma man ni ci li may dégg ci sénégalais yi que Yewwi Askan Wi yaakaar nañ leen parce que dañoo am ay leader surtout un leader boo xam si sénégalais yi ñu ngi koy bàyyi xel loolu mooy dëgg man bu ma waxee ñu féetale ma ni ma ci ñoom nga far waaye man ragaluma jël ay critique bu dee li may wax dama ko teg ci dëgg bu ñu xoolee yeneen coalition yi ni wax amuñu doole loolu mooy dëgg parce que wax dëgg yàlla bu ñu ma jëlee wàllu waa léegi yow nan ngay walloo askan woo xam ne yow yaa leen njëkk a rey yow PDS ñoom ñoo rey ñaata nit fukki nit ak ñett lañ la rey à la place de l'indépendance nguuru Ablaye Wade lu tax pour xëccoo 3e mandat waa kooku tey nan la ñuy walloo nu ñuy walloo yow yaa yàq réew mi Ablaye Wade lii ñuy wax ni yëpp moo ko fi ni avortement médicalisé ba doon wax sànq ku ko signé 2005 Ablaye Wade moo ko signé le protocole de Maputo bi nga xam ne ñoom la tappalekat yi bëgg a jaar ñun suñu yoon ci protocole bi ñu koy signé dañ koo signé te laajul ñun ci suñu xalaat ñun sénégalais dem signé loo xam ne day woroo ak suñu ngëm-ngëm ak suñuy diine ñu ne ànduñ ci yàlla subhanahu wa taala d'accordul ci ñu yàq biir n'importe comment léegi ñoom ñu dem signé ko ciy tappale ànd ak ay tubaab yoo xam ñu nag ñoom bokkuñu ay référence ñu ne ñu léegi signé nañ ko dañ ko war a appliquer kenn du ko fi appliquer ku ko signé Ablaye Wade moo fi signé protocole de Maputo ànd ak ay tappalekat ñu dem signé ko waaw léegi Ablaye Wade moom nga xam ne moom jalgati constitution rek la fi nekke woon di def lu ko neex mais Ablaye Wade moomu tey moo taxaw daal créer ab coalition tudde ko wàllu pour wàllu ñan tooñ ñu ba pare fukki at ak ñaar mu def fi lu ko neex taxaw naan day wàllu askan wi et puis nguuru Ablaye Wade googu nañ ci wax moom coalition boobu nañ ci wax kan moo fa am doole Ablaye Wade bu doon gouvernement 39 ministres la bàyyi bi muy dem 2012 37 yëpp dem nañ ca Macky Sall ñoom ñëpp dem nañ ca Paccoo ba léegi lu mu dese dara maire Ablaye Wade yi genn wàll gi yëpp ña nga ca Macky Sall ñëpp danañ ko responsable bi ëppoon doole PDS ñu ci ëpp ci ñoom dem nañ ci Macky Sall wala kon bu ñu mënee PDS am na doole ban doole la dañ wax ban doole la bu dee Mamadou Diop Decroix ban doole la fu mu mos a gañe fan la am nit dëkk yu bari boo fa demee wax fa kenn da ko faa xam Mamadou Diop Decroix daa mën a am sax ay représentants ci département yëpp bay gañe dara léegi ban doole la mais non il faut que les gens arrêtent ñu ne man ñoo ne coalition boobu mooy coalition bu mag bi nu mu nekkee bu mag bi et puis tey démb rek kay li Mahmoud Saleh wax comploteur bu mag bi ci biir APR dégg ngeen li mu wax lu mu wax nee na la coalition Yewwi Askan Wi bu élection yi jàllee dañ koy enterrer kon kay mooy ñoom boobu lañ ti et puis regarde-moi ça dégg nga ni ñuy xalaate dañ koy enterrer ñoom moom mooy kan bay taxaw di enterrer ñii dañoo nar a taal réew mi parce que enterrer bu dee dañ ko bëgg a defee nu leen neex jaay doole mais bu boobaa dëkk bi day tàkk ah oui personne ne l'acceptera ñoom dañoo nekk opposant di xeex ba jot réew mi pourtant kenn enterré wu leen loolu tax enterré wuñ leen moom ñu ni lay kuy xëccoog ñoom bu naree am doole dañ koy enterré mais ñii kun yàpp wax ju réy ni noonu ju Mahmoud Saleh wax li mu wax noonu dañ ko ci waroon convoqué beneen mooy ñu ni léegi coalition bi am doole mooy méga coalition Bougane Gueye Dany léegi temps yi ci loolu la ñuy wax mais il faut qu'on soit sérieux nan la nekkee méga coalition parce que pour ñu wax méga coalition mais Sénégal dañuy fekk raw ñu ne moo jël ndaare man lii mosuma koo gis quoi ci mim réew dama ni dañu waxante dëgg coalition boo xam ni ki jëloon 3e ci élection moo fa nekk am 15% ci élection yi te entre temps mu yokk parce que dañoo def tappale boo xam ne da ko gën a may doole mooy ci mois de mars bi li fa xewoon jéem koo takkal loo xam ne bés bu ñuy gën a dem muy gën a leer démb rek gis ngeen coow li ndaw siñ doon wax ne moom mu la moo wax ne daa tuumalaate ne dañ koo siifoon moom moo taxaw leeral ñëpp ne ñoom ña ko téye woon sax daw na léegi nekkatul ak ñoom mu leer nañ maanaam li ñuy gën a dem rek dossier bi di gën a leer ni ay tappalee ko laloon kon xam nga kooku ñu ngi koy gën a may doole te amoon na déjà 15% avant loo coow loolu te coow la da koo gën a may doole parce que ñëpp xam nañ dañ koo bëgg a faagaagal waaw léegi yow kooku ànd également ak koo xam ne ci ay élection yii nu nekk nii local daa gagné woon ay gox yu bari surtout Dakar ànd ak koo xam tam am na 4 députés assemblée nationale muy pur ñu bëgg maa wax ne ñooñu amuñu doole di wax ñoo xam ne mënoo am benn firnde bu yore am nañ doole nga ne am nañ doole
mais non il faut que Sénégal arrêté fii li ma gëm mooy ñaari camp moo fi am ñett amu fi camp wu Macky Sall mooy camp wu pàccoo bi man ñoom laa tuddee camp wu pàccoo bi ñu ngi pàccoo réew mi ànd ak France ñoom ñooy camp boobu ñoom ñëpp a ànd na ñoom ñëpp te PDS ci la bokk Abdoulaye moom ñoom réeróo Abdoulaye lépp lu muy def moom Macky Sall ci ànd élection 2019 Abdoulaye Macky Sall la àndaloon moom la voté stratégie yi mu def yépp c'était pour xàllal yoon Macky Sall pour mu jàll parce que deal lañ def ñoom ñaar te li koy firndeel également mooy le protocole de Conakry dem nañ Conakry kenn xamul luñ fa wax ñoom ñëpp ñu toog Alpha Condé fekk moom nag dem na yoonam moom gars yi faagaagal nañ ko mais Macky Sall ak Ablaye Wade réeroowuñ lépp lu ñuy def ñoo ko déggoo kon ñoo bokk kan léegi nag man li ma gëm mooy ñaari camp yi ñooy jàkkaarloo ñaari camp yi jàkkaarloo mooy camp wu Macky Sall ak Ablaye Wade ak PDS ak ñoom ñoo ñun àndal ñoom benn camp lañ mooy camp boobu ñooy dem ci élection yi ñoo ànd ak camp bi nga xam ne c'est autour de Ousmane Sonko ak Khalifa Sall. mais est-ce que kon melul ni kon parce que à chaque fois yow bu ñu waxee rek nga ne Ousmane Sonko kon te jàppoo ni actuellement ni Bougane Gueye Dany nga xam ne moom moo géré gëm sa bopp nga xam ne ñu bari comme ñan fu ne comme ñan mais bu yàggul rek comme dem rek ay partisans wu Macky Sall génn nañ dem rejoindre ko comme ñan parce que dafa mel ni kon yow bu ñu la déggee rek yow dafa mel ni da ngay campagnal lu ma ko de damay wax li nga xam ne moo am aussi Bougane Gueye aussi bu jàpp non damay laaj man néew ma la kii de dañ ne ma daa am doole parce que nee nañ ma méga coalition dégg naa lañ ko tudde effectivement waa léegi ñan ñoo fa nekk pour mu nekk méga coalition comme ñan bu yàggul rek comme ñan waaw comme ñan xam nga man buñ ma limaloon rek ne ma wax ma ni ma ay ponkal yoo xam ne sénégalais yi xam nañ leen ñoo xam ne am nañ doole seen gox ñoo ànd ak moom rek man damay d'accord mais man damaa gisul yàlla xam na ko parce que dem jël koo xam ne ci Benno Bokk Yaakaar la bokk nga dem ni moom léegi moom ñoom ñaar a ànd léegi kuy jiite moom mooy jiite wala ñoom ñooy jiite léegi pour bu ñu gañee ñu ne coalition moo gañe non dégg naa ñu naan ma le maire de Mbour mais Mbour PS ay gagné te PS mi ngi ci biir coalition Mbour c'est le fief du parti socialiste depuis 2000 ba léegi malgré que PS ñàkk na nguur gi ñàkkagul Mbour parce que Mbour c'est normal à l'époque zone boobu ça a toujours été un fief du parti socialiste waaye léegi ñu ne maire boobu moo dem ànd ak Bougane léegi bu ñu àndee léegi ci ba léegi bu gañee léegi ku gañee Bougane donc il faut que les gens arrêtent gis nga man ay mig mag yooyu nekkuma ci donc li ma gëm mooy fii ñaari camp fi ne le camp du pouvoir et le camp de l'opposition pouvoir boobu nag dafa bëri ñu ma ci dugal am na ñoom dugalaguma leen ci mais maa ngi tey pour xool kañ laa leen ci dugal bu dee def nañ lu tax ma dugal leen ci bu ñu defee nag lu tax ma dugal leen ci opposition bet ma dugal leen ci opposition mais pour le moment waa PDS moom dugal naa leen ci ñoom moom ñu ngi ci biir ñu ngi ci nguuru Macky Sall ñoo ànd la coalition bu wàll boobu nekkuñu di opposé wu Macky Sall la ñu àndal maintenant nag camp wu Sonko bi laa gis ñu taxaw fi teg fi une opposition bu forte boo xam ne fi mu toll ni ñoom ñoo tiital nguur gi Macky Sall ci encore une fois benn opposant moo ko tee nelaw muy Ousmane Sonko keneen teewu koo nelaw lijjantiwul keneen lii ma la wax dara du ko dindi loolu moo tax ci investiture yi mani pour Dakar Yewwi Askan Wi am nañ ay jafe-jafe daañ ko am nag comme ni ko ñëpp amee mais Yewwi Askan Wi pour Dakar bu ñu dof entre Soham Wardini ak Barthélémy Diaz nan jël Barthélémy parce que Barthélémy moo gën ci ñoom Soham Wardini man gisaguma bi mu remplacé Khalifa Sall ak léegi lu mu def lu tax nit ñi war a taxaw mën ko wóolu jox ko mu jiite leen ñoom opposition bi taxawaayam man su ma bokkoon ci ñoom duma d'accord ñu jox ko mairie Dakar parce que mairie Dakar dafa am importance ci li nar a am après jox ko Barthélémy moo gën ci opposition bi donc ñu topp ñoom ñëpp ci ginnaaw Barthélémy Diaz dooleel ko pour mu jël la mairie de Dakar ci la ñuy gën a mën a opposé wu ak nguur gi que ñu jox ko koo xam ni position leer man lii laa gëm parce que nag dama koy wax rek sama aqulaay taala parce que nag damay analyser rek man faruma ci benn camp kenn gisuma ci benn liste ànduma kenn ci ñoom kenn mësuma gis ci benn meeting léegi nag ñu ne man ni may analyser ñee laa gën a favorable wala ñee laa gën a favorable loolu moom ay appréciation la rek loolu ku nekk waxal loo xalaat ku nekk waxal loo gis comme man ni may wax lu ma gis man li ma gëm mooy Soham Wardini amul benn taxawaay bu dul woon nag li ñu jëlee Khalifa Sall maire Dakar jaay ko doole moom Soham Wardini kenn du ko xam mosuma koo gis ci benn xeex te opposition nag taxawaay da ngay am taxawaay waaye opposant boo xam si kenn du ko attaqué mos ngaa dégg waa APR attaqué Soham Wardini dama lay laaj mos nga ko dégg
mos ngaa dégg waa APR attaqué Soham Wardini te ku leen xam ñoom ni ñuy politique nga xam ne waxuma la ñuy politique waaye sama maas kii wax lu xaw a wóoroo ak liñ bëgg sax ñu ngi leen di attaqué da ngaa déggul ñu attaqué ñoom waa APR Soham Wardini jamais te bés bu nekk ñu jéem a attaqué Barthélémy Dias ak andil koy jafe-jafe kon jàpp naa ne buñ demee ba Mahmoud Saleh naan léegi waa wàllu nee na waa wàllu ñooy opposition bu baax bi mos ngaa gis wujj wuy choisir wujjam maanaam sa koo xam da nga takk aaw mu lay choisiral wujjam naan wii wujja gën mais bul takkee takkal kii kee ma gën a mais non il faut qu'on soit sérieux nguur gi buñ nee wàllu moo gën rek rey na wàllu mooy wane ne wàllu taxawul ci xeex ak ñoom parce que Mahmoud Saleh moo ko wax muy lu garaaw ñoom ci seen bopp war nañoo naqarul li Mahmoud Saleh wax parce que Mahmoud Saleh dani Yewwi Askan Wi dañ koo war a rey dañ leen a war a enterrer après les élections locales alors que nee na wàllu mooy ñoom waa PDS nee na ñooy opposition républicaine bi mooy ñi baax waaye yëf yi leer na ndeysaan bu nee ba nguur gi di tànn ki nga xam ne moom la war a jàkkaar lool moo lay wan ni kooku muy jàkkaar lool moo ko arrangé ki koy arrangé mooy ki nga xam ni wóor na ko ni mënu koo faagaagal aujourd'hui encore une fois opposition bi bu ñu nekk dof fi mu toll nii benn camp moo fi nekk mooy le camp de Yewwi Askan Wi moo fi taxawaay bu leer nañ buy wane ni jële fi Macky Sall la leen tax a jóg beneen camp gisuma ko fi mën tam boo xam ne dafa taxawaay bu ferme pour wane ni jële fi Macky Sall andi fi leneen lu wuute ak li muy def moo ko tax a jóg man gisuma beneen bu dul Yewwi Askan Wi. d'accord professeur nañ la ko nangul mu mel ni sax ci loolu dafay tax ñu ñëw si suñu njeexital émission waaye balaa loolu dañ lay laaj benn question boo xam ne xëy na c'est une question d'actualité actuellement mu mel ni temps jamono yi yëpp ñu ngi ruumandaat naan procureur bi nga xam ne moom moo fi nekk di Serigne Bassirou Gueye dafa war a dem te mu ngi mel ni ba léegi amagul remplaçant léegi bu yàggul rek juge bi nga xam ni moom moo décidé woon yal na yàlla yërëm ko mooy ma fàtte turam mi nga xam ne Samba Sall mi nga xam ne moom doyen des juges moom mi yoroon dossier Ousmane Sonko moom juge d'instruction moom tamit dafa mel ni ba léegi amagul remplaçant donc mu mel ni dafa mel ni y a un problème autour de la magistrature mu mel ni léegi kenn ñemeetul sax xëy na jël yenn poste de responsabilité que ce soit dans la magistrature wala que ce soit sax xëy na peut-être si yeneen domaine yow naka ngay jàngatee loolu ndax xëy na loolu dafa laal peut-être une mauvaise gestion de l'État wala xëy na nit ñi tamit peut-être ñoom ñoo àggagul ci yenn niveau yi ba mën a am yenn poste yooyu. waaw non man xam nga dama lay wax li ma gëm nguuru Macky Sall yàq nañ suñu réew ci domaine yépp comme ni ma ko doon waxee sànq ci njàng mi looloo am ci santé bi looloo am ci justice moo am fépp mais justice bi la fa am dafa jéggi dayoo actuellement loolu nga wax moo am magistrat yi kenn ci ñoom ci magistrat yi nanguwul ñu nommé ko doyen des juges kenn ci magistrat yi nanguwul moom ñu nommé ko procureur de la République actuellement ñoom am nañ problème pour am procureur am nañ problème pour am doyen des juges loolu mooy dëgg lii moom mooy li nga xam ne kenn mënu ko weddi léegi nag réew su tollee foofu mooy musiba am na parce que bu njëkk doyen des juges ak procureur de la République dañ ko doon xëccoo ñoom magistrat yi kon tey nag ñoom ñëpp ragal nañu parce que nguuru Macky Sall dafa yàq suñu justice def loo leen ay yoo xam ne moo tax ñoom ñëpp xam nañ ne poste yooyu ku ko am ak ni Macky Sall noote suñu justice dina metti lool ci yow pour nga bañ a def li mu la bëgg a def loo te li mu la bëgg a def loo baaxul ci yow baaxul ci réew mi loolu moo tax ñoom magistrat yi kenn bugg ko ci moo tax poste bu vacant we nii ci temps bi mu am nii musta am maanaam poste yooyu du ay poste yuy vacant kii fa nekk nit bëgg nañ ko remplacer mais amuñu ku ko remplacer loolu mooy jafe-jafe bi kon nag man jàpp naa ni wax dëgg yàlla lii moom lu kenn dul werante la moo tax ci gàttal daal mooy la justice sénégalaise Macky Sall yàq na ko fi mu toll nii kenn xamul fooy taxaw et malheureusement pour notre pays parce que réew justice daf ci am solo. ci loolu tamit ñu lay gërëm di la sant vraiment ci disponibilité bi ak vraiment exclusivité bi ñu defal malgré que xëy na gis nañ ne xat nga torop sa temps say activités yu bari tey ngay suspendre lu bari ngir mën ñu recevoir donc mbokku internet Fafa TV agsi nañ si suñu càppaandawu émission di santaat bu baax professeur Dame Mbodj di ko gërëm di ko bàyyi rek mu joxe son dernier mot comme ça ñu tëj émission bi.
waaw jërëjëf donc di sant bu baax man tamit ñin doon déglu ci Fafa TV ñoom internet yëpp di leen wax ni am nañ mbégte mu rëy séq ak waxtaan wi yow mii sëñ Baba nga xam ne def nga liggéey bu rafet wax dëgg yàlla question yi tegu na ci xam-xam question yi am na solo dugg nañ ci li ma jàpp man ni moo ëpp solo ci réew mi mooy jàng ak jàngale parce que yàlla subhanahu wa taala sax pour nga mën koo jaamu da ngay jàng d'abord parce que boo xamul noo koy jaamoo doo mën a wàccoo ak li nga xam moom la sant ak lim la tere kon jàpp naa ne jàng moo ëpp solo ci lépp waaye nag ban jàng la ñu war a jàng loolu la ñu waxtaanee tey te wax naa li ma ci xalaat te gëm naa ne suñ ko defee dina am jeexital ci sunu askan parce que ñun ñëpp dañoo war a taxaw pour sunu penc mii soppeeku parce que li fi am ñun ñëpp des fois sunu xol dina tooy parce que du lii moom la ñuy xaar ci réew moo xam dañuy wax ni ñu ëpp ci ñoom ay jullit lañ. beneen bi nag mooy di sant kilifa yëpp di kilifa sant suñuy kilifa diine ak suñuy kilifa aada di profito également di feddali sama kóllëre ak Imam Ndaw parce que moom dama koy wax fu ñu mën a sa tase mooy moom ñun Sénégal gépp ñun ñoo war a xam ni wax dëgg yàlla sag la mu bokk ci sunum réew ñun ñëpp ñoo ko war a tatagal jàppale ko ci li muy def mooy defar sénégalais yi defar leen ci jikko defar leen ci xam-xam ba ëllëg wax dëgg yàlla mu def contribution ci réew mu ñoŋ parce que réew mu ñoŋ mooy réew moo xam ne ña fa nekk tàggat nañ leen mais tàggat leen ci seen diine tàggat leen seen ci li nga xam mooy xeeti baax yi nga xam moom la réew mu ne soxla pour dem kon nag man maa ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér-gu-yaram pour que mu mën a continuer di liggéeyal islam parce que ci loolu rek la nekk jéem nañ ko fee diaboliser waaye buñ ko fi jéemeet xam nañ ne dellu nañ ginnaaw parce que kenn gëmu ko fi ñun Sénégal au contraire buñ doon tatagal dafa mérité moom ñu defal ko ay distinction parce que ci loolu rek la nekk ku ne xam na ne ay caaxaan nekku ci kon nag bañ ko jéemee dellu nañ ginnaaw xam ne loolu benn sénégalais du ko fi nangu kon nag loolu bi mu jàllee tey la ko sénégalais yi gën a sopp man fu ma dem des fois dañ naan mooy man gis nañ ni yow li ngay dajeek Imam Ndaw ci ay vraiment conférence wala ay daje ci diine islam bari na nga koy gën a yokk bari na ñu ma koy wax ma ne leen imam day wax dëgg yàlla dajeek moom rek yokkute la kon nag loolu maa ngi ñaan wax dëgg yàlla loolu yàgg lool moom mu nekk fi di ñu gën a jariñ di ñu gën a gindi ndaxte moom xam-xam kese la ku ko dégg mu wax sax xam ni dafa xam pire li nga xam ne moom moo ko indi ci àdduna loolu moo tax sax ñoom ñu ragal ak ko parce que ñoom képp koo xam ni lii xew ci àdduna bi xam nga nu muy doxee ba noppi yàlla defal la nga am pas-pas boo xam ne yow amoo dara looy ragal ci wax li nga xam ne mooy li nga xam mooy sa aqulaay taala ngir dëgëral li nga xam moom la sa borom bi la sàkk digal kooku mënuñu laa ñeme ñoom Illuminati yi ñoom franc-maçon yi ak ñi ànd ak ñoom dañ lay ragal moo tax ñu ragal ku mel ni Imam Ndaw moo tax ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal tawféex di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér-gu-yaram di ñaanal nag yéen ñii tamit ci seen liggéey yàlla gën leen a jàppale Fafa TV gis naa ne mi ngi def ay percées yu am solo ci champ médiatique bi ñu ngi leen di ñaanal it ñuy dem ba wax dëgg yàlla ñu ni yéen a raw ñëpp parce que nag yéen li ngeen di def lu am solo la yéen da ngeen di def liggéey bu mucc ay parce que lépp lu jëmale réew mi kanam da ngeen koy fësal te loolu nag lañ soxla ci ab chaîne bu mën a doon mooy xeeti baax yépp ngeen ciy dox lépp luy safaan wa kenn du leen ci dégg kon nag loolu maa ngi leen di ñaanal yàlla gën leen a dooleel parce que nag réew mi képp ku nekk ci dëgg tôt ou tard yaay mujjee doole ji. jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf professeur Amine et merci encore kon mbokk internetu Fafa TV lii lañ leen indiloon ci suñu émission ak professeur Dame Mbodj